internetu Salamactu TV ñu nuyuwaat leen beneen yoon ci seen li nga xamante ne mooy spécial 8 mars di fête bi nga xam ne moom lañ jagleel jigéenu àdduna bi yépp rawatina jigéenu Sénégal yi ñu fas yéene nag dalal ci ay ndaanaan waaye fas yéene ci dalal ay dame de fer fas yéene ci dalal ñi nga xamante ne ñoom demuñu benn góor yóbbu lu leen ko tey nag ñu seet ci ki nga xamante ne mooy madame Diawara Ndeye Lobé Lam mu nekk directrice d'exploitation bu Cœur de Ville fii ma feggoo ko ak sama xarit sama doomu ndey moom tamit Ndeye Amy Diop Ndeye Amy nuyu naa la. xëy naa la Khadija. tey ñu seet ci madame Diawara. waaw mbégte lay doon beneen yoon ñu toog tey en tant que di jigéen yoo xamante ne ni ñu ngi fas yéene def plateau spécial bu 8 mars ku wax 8 mars da nga remonter un peu ci li nga xamante ne mooy dans l'histoire célébré pour la première fois en 1917 par ce qu'on appelait l'Union soviétique jigéen ñi fa nekkoon tey ñu leen di tuddee réew bi tudd Russie donc jigéen ñooñu njëkk a féete li nga xamante ne ni mooy 8 mars sentiroon ko ni jot nañu jox jigéen gëdd bi mu moom tey ji nag ñun tamit ci ñoom Sénégal kenn demul ñu des mais rawatina fii ci diwaanu Kaolack nangaan ñu seesi nag une dame parmi les dames parce que bu ñu ko waxee rek 8 mars bu ñu ko waxee ñu dañuy jël jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a remarqué wu ñoo gën a démarqué wu ci li nga xamante ne moom la ñuy def donc tey ñu jël une dame parmi les dames muy madame Diawara Ndeye Lobé Lam nekk comme ni ko Khadija waxee jigéen boo xamante ni nii kenn demul mu des parce que fii ci Cœur de Ville moom it tamit wane na boppam teg na tànkam ba nga xamante ni nii am na fii cër boo xamante ni ñëpp xam nañu ko tey fii ci Cœur de Ville mooy suñu invité. asalaamaaleykum Khadija maa ngi lay nuyu di la remercier yow ak sa naataango Ndeye Amy Diop ci tànn opportunité bi ngeen ma may tey jii ñu dëgmal li nga xamante ni mooy journée internationale de la femme ngeen invité ñu ci vraiment honneur bu mag la si man. merci beaucoup Ndeye Amy ginnaaw nag bi ñu ko bàyyee moom mu daal di nuyoo mbokku téléspectateur internetu li nga xam ne mooy Salamactu TV dañ koy daal di laaj rek moom ana ban yëg-yëg la am ci bés bi nga xamante ne mooy le 8 mars ñu jagleel ko ñi nga xamante ne mooy jigéenu àdduna bi rawatina jigéenu Sénégal. voilà Khadija yëg-yëg bu mag laa si am ndax 8 mars dafay jour boo xamante ni du mën a feet mais célébration la delloo ay jigéen njukkal ci biir loolu nag boo xoolee 8 mars ni mu juddoo ba muy juddoo au vingtième siècle aux États-Unis ay jigéen la yoo xamante ni duñu nekkoon ci ay usines di fa liggéey ñu di leen noot ci seeni wàll àq ak yelleef ak seeni heure de travail yu metti ci biir loolu nag ba ñu demee ñu jéngu xeex ba am li nga xamante ni àddina bi yépp tey ji ñu reconnaître ko ne jour boobu war nañ ko fêter mais ñu rappeler rek ne diggante bi ñu koy fêter en Europe ba ni ñu koy inscrire ci agenda international en 1977 lu bare jàll na ci. donc elles ont payé au prix de leur vie pour am tey li nga xamante ni moom lañ am mooy journée internationale de la femme. journée internationale de la femme nag ku ko wax ku ne wax delloo njukkal jigéeni àddina bi yépp rawatina aussi jigéeni Sénégal ndax bu ñuy wax 8 mars am na ñuy wax 7 mars. di journée tey ndeer boo xamante ni Sénégal moom moo ko moom donc ñun dañ koy fêter doublement fêter ko muy li nga xamante ni mooy ca tugal ñi jigéen ne def ba am seeni àq ak seen yelleef mais également Sénégal dañu war di ko célébrer ndax li nga xamante ni moom la ñuy am habitude di ko wax muy talaatay ndeer ay jigéen ñu tëju sacrifier seen vie pour bañ nooteel pour bañ donc loolu day firndeel rek ni jigéen yàgg naa xeex ak yelleef. d'accord madame Diawara bu ñu la déggee mu doon jigéen boo xamante ne waxul benn góor bàyyee naa la ak yàlla tey bu ñu bëggoon xam jaar-jaaru madame Diawara fan la jaar tey ba ici ci fi nga xamante ni nii mooy directrice su ressources bu Cœur de Ville du lu yomb du loo xamante ni c'est accès à tout le monde. d'accord waaw loolu moom su ma koy wax d'abord damay njëkkee ci jaar-jaar bi. ginnaaw bi ma defee sama école primaire fii au Sénégal génn ci dem école secondaire am sama bac ma dem université inscrire ci fac 3 bi ma demee foofu ak li ñuy wax naan diggante nit pour te dire alia yi nga xam ne moo ñuy tënk ba tax sax fa nga xamante ni duñ fa mën yegg muy sëy dab ma fa ak sama grossesse ma ñibbisi mais aussi di remercier ñi nga xamante ni moo nekk quartier ba ma vivre ci biir loolu ils ont su détecter très tôt
ñi nga xamante ni ñoom lañ am comme potentiel humain ci quartier ba pour développer ko ci association de développement boobu fa laa génnee ñu koy wax ARA ñu mettre ko en pied en 1998 ARA boobu su ma yeboon ne fa laa fëlee ba ONG yi gis ma may liggéey ak ñoom ci wàll bu nekk jiite itam à travers ces ONG là c'est l'occasion de rendre hommage au RADI réseau africain pour le développement intégré ak li nga xamante ni mooy APROFES ñooñu daanaka soo doon xool sama cursus sama formation ñoom ñoo ma ko def. quant à fii nag si kër bi c'est l'occasion aussi de remercier une grande dame nga xamante ni moom moo yore woon cœur de ville moom it ci boobu en 2015 déjà mu installation bi posé woon problème nit ñi fréquentation kër bi indi woon tuuti jafe-jafe ndax daanaka daan nga ko circuler toute une journée te doo gis ñaari nit. Quand elle m'a contacté daf na ma dama bëgg nga dugg intégrer kër li nga mën nga def ko et man loolu défi la woon bi ma ko waxee mu ni ma en 2 mois nga xool ñu xool lan nga ci mën a def ci biir loolu ak contact yi ma amoon parce que puisque maa ngi woon sur le terrain j'avais beaucoup de contacts beaucoup d'associations yoo xam ne doon naa leen liggéey ak ñoom ma contacter surtout les associations des tailleurs ak femmes yi nga xam ne xam naa leen ñu commencé di installer ba loolu ci 2 mois après bi ñu defee loolu gis ne kër bi déjà mi ngi commencé di jël envol alors ñu contacté ma pour ma dugg définitivement ci équipe bi pour mën leen jàppale mais boobu ñu jox ma d'abord tout ce qui est environnement tout ce qui est nettoiement du cœur ak yooyu yëpp ñu mettroon ko kii defoon ma comme chef de service. alors bi ma demee au bout de 6 mois ma ki ñuy wax Youssou Niang ne ma gis naa ne ak profil bi nga am na feneen foo ñu war a mën a gën jàppale. ñu recouvrement ñu confier ma recouvrement ba en 2020 ñu confier ma li nga xamante ni mooy tey la direction d'exploitation. d'accord ci gàttal. loolu mooy. jaar bu am solo Khadija. macha allah wax na lépp moom mi Ndeye Lobé Lam mu jiite woon nag ay mbootaay yu am solo macha allah ba mu jiitee ji ci Cœur de Ville nekk directrice d'exploitation bu Cœur de Ville mu doon lu rëy si ñun macha allah doon tamit sakk ci mu doon jigéen boo xam ne mu doon jigéenu dame de fer jigéenu jàmbaar macha allah. yaa ngi wax sànq ba naan ak njaboot ak yooyu en tant que femme jigéen. yore sa ménage. yore ay njaboot. naka nga koy dundee ak liggéey bi nga xamante ne moom lañ ko jox. waaw li ñuy wax rek tout est question d'organisation. sama yaay ju baax jooju suñu maam ju baax la ñuy wax sax ma Aminatu Sarr. daanaka wax boo waxee mu ni moom moo nekkoon présidente COSEF suñu maam jooju dañu daan wax ne nekk ci sëy terewut a yegg fu nga bëgg a yegg. di ñu jox exemple ci boppam macha allah ci njabootam gi mu amoon ak ñun ñëpp terewul yar na leen defal na leen li mu la war a def yegg na fi mu bëgg a yegg. donc tout est question d'organisation soo waree ñëw sa ménage war nga ko mën toppatoo war nga mën toppatoo aussi fa ngay liggéeyee. ndax la tax ñu recruter la aussi bu ñu ko bàyyi ginnaaw li nga xamante ni yaa ngi ñëw dafa am benn ligne de conduite bu ñu la jox nekk jigéen du fatalité au contraire. dafa war a dafa leen loo xam ne ay avantages di cee nekk dana la permettre sa capacité d'organisation fa nga koy mettre en exergue da nga mën a organiser sa famille en même temps organiser wu de telle sorte que sa liggéey di nga ko def à temps wàcc ci heure def ci heure te xam naa ne jigéen ñi ci seen ingéniosité yaakaar naa kenn mënu leen ci benn domaine nag ba ci loo xoolee ci boo jëlee exemple ci suñu tontine yeeg ci ñooñu même jigéen ji nga xam ne mësul toog école mais dal fay koy organiser ba nga xamante ni dina fexe ba ndaje moomu nga xamante ni mi ngi koy am wala groupement boobu ma nga am dana ko téye avec main de maître ba li nga xamante ni loolu la ci bëgg mu am ko ci loolu yëpp organisation rek moo koy wane ba tax na nag ñu invoquer aussi lu tere li nga xam ne ay prédisposition yoo xam ne jigéen am na ko day laaj aussi accompagnement ci wàllu formation ci wàllu kii pour gën ko dëgëral ba tax fi nga xamante ni mu ñun fa lañ bëgg jëm ñu jëm fa ndax yaakaar naa ni jigéen dara jomb
dara benn poste amul benn poste boo xamante ni mën nga ko teg te jigéen mënu ko conquérir. yaa ngi wax sànq li nga xamante ne nii mooy émergence su jigéen ñi. moi je parle de l'émancipation de la femme. mais aussi ñu wax parité parce que gis nañ ne tey jigéen ñi secteur boo dem ñoom ñoo fa ëpp doole góor ñi secteur boo dem jigéen ñi. ñu ngi wane seen bopp wan que ni il est temps que jigéen ñi aussi ñu xam ne ñaari loxo mooy takk tubéy waaye ñaari loxo mooy takk sër. voilà ak kii ndeyam mi loolu moom dama ci am contenté bu baax. wàllu parité bi parce que bokk na ci li nga xamante ni man personnellement xeex naa ko conseillère municipal la en dehors de li nga xam poste yi mooy occupé fii alors bokk naa ci ñett ñi nga xamante ni ñoo dugaloon recours pour daaneel bureau bi nga xamante ni moo nekk maire te ba ñu topp ko ba cour suprême ba am ci gain de cause donc loolu day wane rek ne foo mën ci dem parce que il était question que bataille yu mel noonu mënuloo nekk ci ay ONG yu mel ni RADDHO yu mel ni APROFES nga xam ne dañuy xeex ak yelleef jigéen nga ñëw ci institution bu mel ni mairie nga di ko def donc guerre kii combat de principe la nekkul loo ci jëlee wala loo ci am mais dafa waroo rater histoire boobu moo ñu ci taxoon a sóobu ba tax ñi nga xamante ni ñu am ko ci donc plus que am ngeen aussi une dame à la tête de la mairie. à la tête de la mairie et vraiment loolu moom moo nekk li nga xamante mais aussi damay signaler ne bien qu'elle soit maire moom lañ yóbbu woon justice pour que ñu respecter parité bi. tey jii dama lay wax ne la tey jii partout au Sénégal décision bi nga xamante ni Cour suprême rendre na ko grâce à nous. dafay def tey élection bu ñëwati amul benn bureau boo xamante ni ñemewul la paritaire parce que boobaa jurisprudence la ñuy invoqué parce que la question de la parité c'est réglé à tous les niveaux foo ko ci diggalee parce que dañ ne la dafa war a paritaire ci biir instance yoo xamante ni élective ak semi élective donc foo ci dem fu ne rek war nañ mën a respecter kii ndax am na juridiction boo xam ne kii na ko ba rendre décision boo xamante ni elle est définitive donc la question de la parité est réglée maintenant pour l'émergence des femmes pour que nit émerger aussi il faut jigéen ñi comme ni ma ko waxee sànq am nañ prédisposition yi si seen wàllu kii ba ci kër gi nga xamante ni moom la soo xoolee organisation kër gi ménage bi jigéen du liggéeyul deful dara mais elle va se débrouiller moom si boppam ci dépense quotidienne mu jàng ak mu mën jàng dana ko planifier xool lu nekk fan lay dem lu nekk fan lay dugg fu nekk ku mel noonu nga xam ne déjà am na prédisposition yi loo ko jàppalee ci tuuti ci wàllu formation di nga ko gën a dëgëral donc loolu foofu la ñuy woo ñi nga xamante ni ñoo ñuy jiite ñi nga xamante ni ñoo fi nekk pour jàppale jigéen ñi ñu jàppale leen surtout ci formation donte yaa ngi def benn activité muy par exemple activité commerce soo dee def commerce war nañ la dooleel ba defar la lan mooy éducation financière nan nga mën a dencee naka nga mën a yaxanalee lan mooy sa bénéfice lan nga génn loolu yëpp pour dëgëral activité bi nga xamante ni moom su nekkee nag ci formation nga di ko dooleel di ko xayma yaakaar naa fa mu bëgg a yegg dina fa yegg. macha allah fi mu bëgg a yegg dina fa yegg macha allah ndaxte jigéen daal nday am mu ngi koy wax léegi ñaari loxo mooy takk tubéy waaye ñaari loxo yi mooy takk sër macha allah. ban message ngay lancé comme jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi yeewu ci àdduna bi yëpp. mais Khadija avant que ngay ñëw ci message yooyu noonu. bëggoon naa amaat beneen question boo xamante ne bëgg naa ko laaj madame Diawara. mooy que ni tey on voit que ni jigéen ñi dañ leen métital. dañuy gis ay violence conjugale. quand je parle de violence conjugale nit ñi dañuy jàpp ne ay dóor ay dagg ay xusi yaram ay tout ça mais y a benn violence boo xam ne dañ ko tuddee violence boo xam morale la. wala verbal nga xam ne nit bi daf koy dund. et puis du ko mën di wax jigéen ñooñu tey est-ce que yéen a ngi préparé yéen ñi nga xamante ne ni vous êtes remarqué ngeen mën a jàppale jigéen ñooñu aussi. waaw jigéen ñooyu violence faite aux femmes ñoo ngi d'ailleurs di benn programme boo xamante ni bu ñu VLF Sénégal di jàppale voix et leadership des femmes yoo xamante ni ñoom ci suñu association beneen bu bokk la kii bu ñu mettre en place ça fait juste quelques années boobu ci loolu lay xeex ak yelleefu doomu aadama gis nañ ne déjà dafa bëri ay pesanteur yoo xamante ni moo nekk ci loosu jigéen parfois boo dee sëy wala du sëy sax dañuy wax ne jigéen dafa mel ni jigéen toujours rek dañ la koy wax sax dafa war a am kilifa dafa war a am koo xamante ni moo nekk ci kaw te ka nekk ci kawam mu di kilifaam li koy tuddee mën na am na pouvoir
dóor ko am na pouvoir saaga ko am na pouvoir def ko lenn te kenn loolu suñu société moo ni demee mais loolu aussi ñun ñi nga xamante ni ñi ngi ci biir organisation yi dañuy wax ne aussi nekk nit nekk sa kilifa wala sa jëkkër ngeen nekk aussi ay nawle ngeen daf la war a xoolee nawle mais waru laa xoolee jàmm d'autant plus que moom lu mu am kàttan des fois da nga koy dégg ci yenn kii nga dem ñu ne waaw mu ne waaw góor ga wala ni nga dégg mu ne may ma dem waxtaan sama kër wala ma dem fanaan loolu yëpp du keneen ma ngay sóor ka nga xam ne fa la koy fekk donc kooku nga xamante ni yaa ngi koy fekk bu méttee yéen a koy bokk bu naqaree ma koy bokk donc nga war koo mën a associer ci lépp looy def donc kooku aussi recueillir ay avis ay loolu ak li nga xamante ni moom lay xalaat dafa am solo ci ki nga xamante ni moom la nekkal du mu war ko xoolee comme nawle mais ba di ko xoolee koo xamante ni moomeelam la ba tax am na droit dóor ko am na droit saagu ko am na droit def ko lu ko neex non du loolu te loolu yépp c'est des formes de violence muy dóor muy saaga muy kii muy jàpp sa karaw muy nu ma kii gaañ la muy violence physique kii violence verbale même violence économique yore sa dépense war a jox sa jabar joxoo ko dépense loolu violence la loolu yépp violence la loolu yépp ñu ngi ciy xeex di sensibiliser jigéen ñi mais aussi mënoo sensibiliser jigéen te sensibiliser woo góor bi ki nga xam ne moom la ko séqal jigéen kese soo ko jëlee formé ko sensibiliser ko te ka muy dem fekk ci kër ga sensibiliser woo ko amul benn dégg-dégg bi toujours su conflit yi du dañ du ñoom ñaar ñëpp lañ war a waxal société bi moo war a xoolee neneen jigéen lu dul loolu dóor du yëfi nit xaste du yëfi nit sa nawle nit boo ko nawloo am na noo xamante ni doo ko traité soo bëggee sa say réussir ak nit ki lu mu mën a def nit rek la mais soo ko delloo toujours ci waxtaan ci communication je crois que loolu yëpp mën naa bañ a am te loolu ci la ñuy woo suñu moom jigéen yëpp ñuy nangu di yóbbu loolu ci li nga xamante ni mooy table yi nga xam ne moom fa la ñuy war a waxtaanee fa la ñuy war a tënkee yéen mais également di woo suñu mbokk góor ñi wan ne ni jigéen ak góor dafa mel ni nit ku taxaw rek ku jëm yore ñaari tànkam di dox mais gis nañ ne bu dee benn tànk yi dox te beneen tànk bi doxul sooxe day am donc loolu il faut ñoom ñu comprendre loolu ñu jigéen dafa ñëw pour compléter góor ñaari ñooñu dañoo war a vivre ensemble déggoo comme ay seex lépp loo xamante ni am na ci te communication lalu ko rek mën naa bañ a am violence amul tamit ñoo xamante ne dañuy ñëw comme yéen da ngeen yore réseau femme mais amul ñoo xam ne léeg-léeg ñu ñëw ne dañoo bëgg ñoom génn dem liggéey mais dañuy am jafe-jafe tout le temps ak seen borom kër yi souvent loolu du leen di arrivé waaw dafay bare sax nag bare na ay jigéen ñoo xam ne dañ naan noonu sama jëkkër moo may aaye liggéey beeg moo may def nii ak nee na bu ma liggéey nangam gis nga le pouvoir économique d'une femme ça la libère loolu benn jigéen gis nga sa liberté du liberté booy jël dem di ko kasa ki war ko taxawaalu fu ne mais li nga mën man damay wax ne toujours may ma maye amul fenn nit ki tant que mi ngi yore loo xamante ni yow la nga soxla mënoo ko régler tant que moom réglé wul la ko dafay poser problème donc kenn ku nekk ci la ngay yëngatu muy jaay muy dara war nga am loo xamante ni lii yaa ko moomal sa bopp di nga bëgg a dimbali nit di nga bëgg faj sa soxla te kenn du ko xam loolu nit moo ko moomal boppam mais soo bëggee sa lépp nga wér ko ci nit itam day poser problème donc loolu dès le départ communication la war a doon bu dee sëy la bala maa sëy ak yow dinaa la wax lu leer man dama bëgg liggéey dama bëgg a def nii dama bëgg a def naa balaa takk di am su sëy amee te la ma waxoon te woon ak yow kii bu boobaa responsabilité moo cay nekk soit da ngay mën a lañ waxante woon ci kii ñu ànd ca mënuloo ko it ñu xool rek kenn ku nekk nu mu def parce que loolu aussi il faut nga yegg foofu su la bëggee te xam ne yow li ngay liggéey daan sa doole ñëw je crois problème waru cee mën a am parce que la ngay jëlee ci fa ngay liggéey ci kër gi rek nga koy delloo si yow ci sa bopp parce que bu ñu basé woo si l'islam yow xorom sax waroo ko jënd donc yow boo liggéeyee di indi si kër gi moom ngay dimbale donc foog que moom mu comprendre loolu communication bi foog ñu rétablir ko c'est il faut mu am communication avant ci biir ak lépp bu ñu bëggee suñu ménage
yàgg te loolu yëpp day fekk ñu waxtaanee ko ci njëlbeen. mu ngi ko Khadija mu ngi ko doon wax léegi tey ñu ngi ci cappaandawu émission bi yaakaar naa ñu ngi signalé que ni heure bi jot na mais ban message ngay lancé à l'endroit des femmes est-ce que tamit ma profité wala ci dernière question bi jotul jigéen ñi jóg wane seen bopp d'autant plus que am nañu benn vice-président muy une première aux États-Unis vice-présidente puissance américaine puissance mondiale ñu am fa une dame comme vice-présidente je pense que loolu aussi mën na gën a motiver jigéen ñi ñu xam ne mën nañu laal poste yëpp. évidemment jigéen ñi mën nañ laal poste yëpp li gëm mooy kooku li ko may moo dafa jàng rek fii ñu nit suñu jàngee bañ a laasewu ci dara je crois que poste yëpp mën nañ ko briguer parce que am nañu intelligence bi am nañ capacité diriger te boo xoolee ci suñuy biir kër ak suñuy biir association nga xamante ni mën nañ ko donc loolu nag li koy ki mooy tàggat rek formation bu ne bi nga xamante ni moo koy joxe ñu nangu nag di gëstu di formé wu ak laaj bañ a découragé bañ a bàyyi kéem di ci associé ñi nga xamante ni tam ñooy suñuy jëkkër ñooy suñuy frère parce que ñun kese mënuñu def lépp il faut ñun ñëpp ñu ànd pour que buñ bëggee réussir ñu réussir suñu mission. jaajëf message bi ngay lancé rek sa dernier mot. waaw di sargal jigéen ñëpp ci 8 mars bi di wax ne 8 mars man de jàppewu ma ko feet mais moment la boo xamante ni dañ ko daan def nag sax nag ci at yi passé dañ daan jël journée 8 mars def ci ay conférence pour gën a yee suñ moroom jigéen ñi bu fekkee ne dañuy ñi nga xamante ni décision yu mag yépp jour yooyu lañ ko daan jël bàyyi ba ngoon nag ñu seet ñi nga xam ne ñooy suñuy mag suñuy aîné wala suñuy ndey nga xam ne ay repère kii lañu ay exemple lañ ci suñu société ñu primer leen pour que ñu servir de repère à la jeune génération loolu lañ ko mais actuellement le contexte ne s'y prête pas ba tax na organiser wu dañ koy organiser dans la sobriété rek kenn ku nekk ci sa xol la ca nekk ak pourquoi pas fi ngay liggéey sa entreprise parce que TVS dinañ ko def kii SID dina ko def ak entité yi mu boot yépp muy TVS ak yëpp nga xam ne journée yoo xam ne jigéen ñi dinañ leen toog añandoo kiyandoo après mu jeex dans la sobriété mais année yi passé doon nañ ko def ak conférence ak waxtaan ak yëpp pour mën a jàppale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suufa suuf ñu mën fexe ba ñoom it ñu jëgandoo ni seen morom yi yëpp ñu servir d'exemple ñi nga xam ne ñoom la ñuy sargal aussi à la jeune génération maa ngi sargal ñëpp vraiment di gërëm ñëpp di wax ne ñu ñaan yàlla ren gàllankoor yi ñu ci am yàlla buñ ko am déwén ci barke yonent bi mbas mi tax Sénégal gi yëpp tiit ñëpp tiitoon wax dëgg yàlla ak vaccination bi aussi pourquoi pas il faut ñu tudd ko na man su ma sañoon sax ne jigéen ñi ñoo war a porter combat boobu parce que buñ ko portewul ñun ñoo gën a loru ndax buñ feebarul suñu jëkkër feebar duñu am jàmm suñu feebarul suñu doom feebar duñu am jàmm suñu feebarul ba ci suñuy goro suñu feebaree duñu am jàmm donc ñun ñoo war a jiitu ci xeex boobu war a lawal sensibilisation bi ba ñëpp dugal ci seen loxo te xam ne feebar yi fi jógee yépp vaccination moo leen fi jëlee pourquoi pas lii nga xamante ni mooy mbas mi vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm Khadija bu baax ak Ndeyam yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ak Saloum Actu. merci beaucoup amoon nañ mbégte ak contentement ànd ak ki nga xamante ne mooy Ndeye Lobé Lam di madame Diawara macha allah mu nekk directrice d'exploitation fii ci Cœur de Ville ñu amaloon ak moom waxtaan bu yaatu ci jëmale ko ci li nga xamante ne mooy le 8 mars nekk journée internationale de la femme fépp ci àdduna rek dañ fay féete li nga xamante ne mooy feetu 8 mars bi di sargal jigéen yi nee naa leen sargal jigéen daal doyut rek ci benn bés rek xanaa dañoo tànn bés bi di ko ci célébrer rek waaye at bi yépp dañ see war a sargal li nga xamante ne mooy jigéen ñi di leen di remercier te leen di jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon tey am ma bàyyi nga tàggatoo. mu ngoog Khadija jaajëf yow tamit di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ki nga xamante ni nii mooy suñu invité muy une dame de fer une battante tey moom la ñu dalaloon macha allah muy madame Diawara Ndeye Lobé Lam dégg ngeen ni mu abordé li nga xamante ni nii mooy thème bi ak historique bi ak ni mu ci delluwaatee muy wane ne rek jigéen boo xamante ne waxul benn góor bàyyi naa la ak yàlla puis exemple la pour ñi nga xamante ne mooy xale yi jigéen ñi tamit ñu yaakaar naa ne soxlaatuñu dem fenn di jël repère mais
mais ñii rek doy nañu exemple pour que ñu mën a émerger mën a tamit xam suñu bopp yaakaar naa jot na jigéen xam boppam ndax ñii rek wane nañu yoon bi di jaajëfal bu baax a baax équipe bu Saloum-Actu TV ak saloumactu.com équipe bi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy encouragé ñoom ñooy ànd ak ñun yaakaar naa piccu liir bu neexee yaay jaatee ca mbagg ya ñun ngeen di gis mais am na ñu nekk ci ginnaaw yu def liggéey bu am solo le caméraman l'incontournable Mohamed Diaw nga xamante ni tey moom la ñu àndal di jaajëfal bu baax Fallou Galassi le réalisateur waaye tamit di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni tey moo tax ñu yàññ nii def suñu violé bu baax Khadija Lamine Gueye Jolof Couture bàyyiwuñu benn yoon gis ngeen ni mu génne woon ak ñoom ci Saint-Valentin bi tey aussi mu ñëwaat def suñu marinière Mohamed daal di def violet def tuuti brodé si kaw mu Lamine yàlla na sa jàmm yàgg Gueye Ndiora Bassi ñu ngi lay ñaanal yow tamit jàpp nga ci combat wu Saloum-Actu donc ba tax na Saloum-Actu duñ la bàyyi benn yoon Khadija macha allah wax nga lépp Ndeye Amy macha allah ku ñu gis ni ñu yàngee nii def suñu marinière yu baax ak instant bi nga xamante ne dafa tàng ñu ngi nekk si été Lamine Gueye ñu ngi lay remercier bu baax a baax di la ñaanal gudd fan bu ànd ak wér borom Jolof Couture business kontaan nañ bu baax cœur de ville fii si cœur de ville ku bëgg si rek mun ngaa ñëw mu defal la ko ndaxte gis ngeen voile ni mu oyofee ba pare daal di si def brodé xam nga ne tàngoor ñun solo nañu benn yoon macha allah Khadija waaw di woo ñëpp di woo yeneen tailleur yi aussi que ni mën ngeen ñëw seen ay publicité seen ay lépp loo xamante ni défilé la lu ngeen am donc bu ngeen contacter service commercial bu Saloum-Actu mu ngi daw si bas écran bi donc di ngeen am lépp loo xamante ne publicité la ak équipe bu mucc ayib boo xamante ne dinañu teew ci seen kanam ngir defal leen liggéey bu rafet Khadija merci beaucoup kon ñu leen di jox dig daje rek ba beneen yoon incha allah di bientôt. remercier bu baax a baax Mohamed Diaw moom tamit Diaw Farama Diaw xool suñu caméraman bi merci beaucoup à toute l'équipe de Saloum-Actu TV. Bye bye.